waaw ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm di sant xalifa bi Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mais ñu ngi jox taaliba sëñ Mansour bu dëgg la de alalam laa Serigne Mansour sag la ci diine ji sagu tarixa bi la sagu kër Cheikh Seydi El Hadj Malick radiyallahu taala te déggoon naa nag benn góor gu mën a woy mu ni woy yi Youssou Ndour woy yëpp bi ko ci dàqal mooy li nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyee te jig na la te man xalifa bi laa jàpp muy Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ba am di ma am kon du ma ko bàyyi jig na maître nag ñu ngi lay gërëm di la sant. asalaamaaleykum mbokku auditeurs yi ni ñu ko baaxoo def ay bés bu ne bu waxtu jotee di leen dégtal seen émission bi leen seen rajo Sud FM jagleel di Kaaraange yoon ñu koy def ci teewaay Matar Diop prévisionnaire di syndicaliste président national union boole jubbanti transport xanaa rek ñu bàyyi ko moom ci boppam mu nuyoog mbokku auditeurs yi dalal leen ñu doon ñëw ci li ñuy waxtaane. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaan yàlla Seex Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal te ma ànd ko wér di ñaan nag suñu xalifa Sénégal yi nekk Sénégal yëpp yàlla may leen ak wér ak fekkee tal ba seen ñaan yi wàcc ci réew mi ba feebar bii topp Sénégal ak àdduna bi yàlla jëlee ko fi ba mu jeex tàkk ndax nit ñi ma delluwaat seen activité ba li ñu bëgg yëpp ñu mën koo def di nuyu nag sama mbokki transporteurs yi sama mbokki chauffeurs yi di leen soñ seen émission bi ñu tuddee Kaaraange yoon Kaaraange yoon émission la boo nga xam ne dafa laaj su waxtu yu jotee ñu jël rajo bi taaj ko ci digg ëtt bi woo njaboot gi ñu déglu ko ndax émission bi dina jëriñ kuy xëcc dina jëriñ kuy puus dina jëriñ kuy dawal te képp ku ko déglu dañ ci gis sa bopp. jërëjëf Matar ni nga dalal mbokk auditeurs yi xanaa rek ñu ñëw ci li ñu fas yéene waxtaane dañuy jóge ci benn période di dugg ci beneen dañuy jóge ci noor di jëm ci nawet te baaxoon na chaque année bu ñu yàlla fekkee période bi ñu laayante biir ndax dafa am ñoo xam ne tey ma voiture wala ñoo xam ne sax ñi ngi door a am permis ñi ngi door a mës a fekkee nawet te am na ñoo xam ne yàgg nañ am permis tamit mais dañ leen yàq fàttali ko suñu bopp aussi nan la ñuy dawale ci nawet ak matuwaay yi nga xam ne moo la ci war a jëlee accident yi bëri na lool am na ñu bëri ñu koy fàttu di maasaw ñi nga xam ne ni tamit di li jaale aussi tam njàmbot ñi nga xam ne ay fàtt nañ ci accident di maasaw aussi tamit ñi nga xam ne dañoo am ay gaañu nag dañu baaxoo chaque fois dañuy ñëw jëm ci oto bi yàlla bu defee semaine bii di ñëw incha allah bu fekkente ne am na temps wala bés boo xam ne am na temps ci diggante bi muy Babacar Senghor mi nga xam ne directeur régional bu Ageroute ñu mën a waxtaan ak moom ci dispositif yi nga xam ne jël nañ ko ci tali bi ci waajal nawet bi ak liggéey bi nga xam ne def nañ ko parce que tamit dafa am période boo xam ne il faut mu am curage am liggéey boo xam ne def parce que ndox bu wàcc il faut que mu dem dinañ ci jéem a jox ak moom pour mën a am émission ak moom pour mu jëm ñu expliquer waaye nag comme que jamono ji dafay tombé dañuy wax ne oto dafa am nu mu bindoo pour dawal en sécurité toute sécurité ci weer nawet parce que ndox day tooy day wàcc te pneu yi nga daan dawal ci noor xëy na du mën a baax mooy dem ci nawet bu fekkente ne lu bees parce que am yoo xam ne dem na ba nga xam ne oto bi amatul dara lu ko téye suuf sax bu bëree mu daanu donc bu fekkente ne nawet la war na baax bu fekkente ne am nañu matuwaay yi bu amul sax dañu ko wuti parce que sécurité moom dara amul prix mi ngi mel ne moo santé changer pneu yi te pneu yu baax bañ a jënd pneu yoo xam ne dañu ko réchappé jëmb sa pneu yu baax xool essuie-glace yi dafa naa ne essuie-glace léegi bale bi seerul mën a xoolaat yooyu xool lampe yi ampoule yeeg yooyu ci éclairage yi feu de position yi seen ndax mi ngi tàkk wala déet feu de stop yi ndax mi ngi tàkk frein yi ñu xoolaat ko triangle seen ndax am nañ ko ci biir oto bi ak gilet parce que tey fi mu nekk nii bu fekkente ne day taw nga paan il faut que wala mu nekk guddi il faut nga yore gilet ak yeneen yi nga xam ne tamit mataat nit ñëw léegi wax ko ñoo laante biir am na ku mel ni monsieur Wade bu Ndar xaritu Malick Sall moom it am na loo xam ne ci accident yi nee na ñu moytu ko xëy na mooy indi accident yu bëri mooy ci njël gi wala bu fekkente ne jant bi day soo ñii dañuy farali fay seen faar wala seen lampe te loolu day tax du la gisee parce que visibilité day wàññeeku te accident yu bëri looloo ko indi dañuy teel a fay même bu fekkente ne da nga bëgg a tey faar bi bàyyil feu de position yi bu mu gën a leer au moins dañu la mën gis parce que yooyu baax na tamit ñu balaayan ko ci biir yeneen auditeurs tam bu fekkente ne am na xalaat boo xam ne mënuñu ko dolli ñu dolli ko ci 88 628 98 98 wala tamit am na thème yoo xam ne waxtaan nañ ko ci ay bés yi passé te bëggoon nañu participer mën nañ ci buruxlu rek wax ci mais quand même li am solo mooy ñu laante biir joxante suñu boobu ay conseils ndax li nga xam ne moo fi am parce que bu ndox wàccul accident yi bëri na bu ndox wàccee tamit am na leen loo xam ne dafay jouer
surtout war nañu waxal aussi ñi nga xam ne ñooy scooter yi jakarta yi nawet dafa am lu ñuy fasal lu ñuy dawee te accident yi dina gën a bëri te bëgg nañu li nga xam ne mooy suñu yéene ma hôpitaux yi nga xam ne am na sax ay couloir wala ñu wax saal jakarta yëpp ñu dem dindee ko parce que tamit dinañ jël matuwaay yi nga xam ne moom. jërëjëf Thiongaan li nga wax léegi ñoo ngi jàll ñi nga xam ne ñoo ci wàññeeku ci accident yooyu yàlla na leen yàlla yërëm fañ jëm yàlla ndàq fa mu jógee. amiin te ñi ñu dëddu yàlla na leen dëddoo jàmm te yàlla na fi gëj waaye jàpp ma ne nag dina jeex ci Sénégal ndax man saa yu ma xëy accident yi li may gis day gën a yokku ci réew mi ndax nawet lañ jëm jàpp naa ne accident yi dina gën a bari ngir kuy daanu am noor bu mu nawet dikkee defe naa ne ci ngay gën a gaaw a daanu ndax bërki démb ci guddi ay vers 22 heures maa ngi fekk am Njaga Njaay ak benn car rapide bu jógee Petersen di dàq ba daanu Pont Yaraax ñoom ñaar ñëpp ci biir canal bi. le problème de comportement la. kooku bu doon nawet nan lay def. loolu moo amul nawet ak noor. dama laa bëgg problème de comportement la. gis nga nag bu doon nawet. li tax mu jéeje di gën a yokku. xam nga oto yi toppoon seen ginnaaw bi ñaari oto yi dalantee bay daanu ji xam nga ñi toppoon seen ginnaaw dañu doon freiné boo nawet seen kaw lañ jëm si parce que boo freiné distance bi la doon téye ci noor bi du la téye ci nawet bi. deuxièmement pneu yi nga wax léegi dañ ko war a seet parce que pneu bu am ay crampe loolu la ñu war a monter am nawet parce que bu dee pneu bu amul crampe soo ko dugalee ci ndox pneu bi dafay tax bu laalee goudron bi day ànd ak goudron bi di glissé dem ñu wëlbati ko oto yi nga xam ne ñoo féete ci wàllu woowu muy Njaga Njaay car rapide ak tata yi daw ni ñu seet seen bague de renvoi parce que bu xësee dee oto bi day tremblé boo duggee ci ndox oto bi day du frein yi dutul jàpp frein de arrière bu tooyee ba laal tambour bi tooy ci diggante bi di nga daw ay kilomètres mu doo ko commencé bu ndox mi wàcc mu commencé porter pour jàpp diggante boobu nag bu fekkee renvoi yi de direction bi di yëngu boo ko freiné day ànd ak oto bi di la glissé bu glissé loo jub di nga dal ci kawam loo dawee da ngay du tax nga taxaw da ngay jàll nañ ko moytu li nga wax léegi bale seerul waaye ba bisu tey ji am na oto yi daw yoo xam amuñuy bale te bale boobu dalaa mën a dimbali ci lu bari. dañu bàyyi sople si. deuxièmement moom dafa soble sax amatul parce que. ndaw gisoo ko. waaw gisatuma ko. bu njëkk na ma ko daan gisee moom ñu koy def ci pare-brise moom gisatuma ko léegi. waaye li wétti woon mooy pare-brise dafa am lu mu laaj xanaa xam ne am na pare-brise yu daw ci noor bu ñu daw nawet parce que pare-brise bu xoos-xoos yi mu am bu tawul mën nga cee daw mais buy taw mënoo doo gis. mais loolu bu amee visite technique bu fekkente nga dem di passe visite lañ la ko jëndloo. mooy li ma la wax xam nga mooy li ma la wax xam nga visite technique bi ñaare boo koy passé ci noor bi la ëpp ba dee nawet fi nga koy passé du taw kooku mën na koo bañ a gis xoos-xoos yi xoos-xoos yi kii dawal oto bi moo koy jëkk a gis ci pare-brise bi te liy indi xoos-xoos ci pare-brise dafa bari gis nga laveur yi di laave njàmpe yooyu ñu yor dañ koy laal na suufu oto bi ba pneu oto bi ba noppi teg ko ci pare-brise bi mu am suuf day xoos pare-brise bi jaaro yi ñuy takk ñoom di ko raxasaale ak lam yi day xoos pare-brise yi ak verre yi loolu muy indi xoos-xoos yooyu am ci pare-brise bi du am visibilité bu doy lumière nag loolu lu ñu war a gën a fonk ci ay ci nawet sa lumière tuuti lay daw bu fekkee mu gàttaku si néew nag soo duggee ci ndox muy wis-wisal képp yow gisatoo sa kanam xam nga accident bii nga xam ne moo amoon ci côté président bi bërki démb fële ca boor duna maa ji ca Fuuta dëkku président Macky Sall bi bu ñoom Alaaji Ablaye Mbaye peex bi chauffeur bi li mu lay man doyuma kongaal xam nga mënoo def accident naan poussière bi dafa jóg raaraan bi ñu jaar poussière bi départ gisatuma waaw mais congaan kuy doo gisatoo noo war a def taxaw da nga war a taxaw bàyyi oto yi ñu la raw parce que cortège du tegaloo ci ab raaraan bu oto yi jógee poussière bi day jóg day ñu mayante distance ba noppi yow da ngay daw ndànk poussière bi di wàcc ngay gis yoon wi di xam fi ngay jaar am visibilité mais malheureusement li ci ëpp ci patron yi du ñu jël chauffeur professionnel amateur boo nga xam ne day wut oto wala sama jarbaat la dimbali ma jàppale ko mu liggéey wala kii sama jarbaat la maa ko woo mu jox ko oto bi la nga waroon fekkee doo ko fay moitié bi nga koy jox di ko neexal. mais est-ce que ndogal bi ñëw dina seet professionnel ak amateur. am na lu am solo la lépp lu mu mën di doon li nga Alaaji Njaga Njaay yàlla na yàlla yërëm ko. daana wax ni ma keroog accident ñëwee mën a dawal moo dàq tëree dawal. am na loo xam ne boo tëree dawal doo ci génn yow mën naa am sax yow sa da ngay faatu waaye boo mënee dawal am na lu xëy dala ciy génne lépp moom doon da nga koy man doo koo def. lii ma gis nag ci jamono ji man daal gisuma ne oto lii daal sama xel mën ko daal moo gën mooy jàmm ñàkk mën mooy jàmm ji boo ñàkk mën considéré que mënuma di nga ci mën a génn mais tant que yaa ngi mën naagu mi ngi mel ni ku mën fee rek ku mën fee mooy dem ba ci sonn rek am problème. baax na ndax médecin moom jàngam faj ba man ko moo gën ñu naan mbañ koo man tey faj moo gën man ko tey faj man moo ma gënal te noonu laa jàppee chauffeur
médecin la ko li mu yor moom moo ci war a faj ñëpp kooku daa war a man li muy def ba noppi doo koo commencé def. ma jàpp ni oto du fawukaay te gone yi ma gis ci tëli bi dañuy dàq ci noor bi dàqe laa la wax de. kuy dàqee noor xam nga nawet bu dikkee noonu ngay liggéey. oto bi li ko téye noor téye ko nawet. moto yi gis nga li ñuy dawal li nga wax léegi mooy moto Jakarta yi gën a di. gis nga ni ñuy es yooyu ñu def ci oto bi bu tawee ba tooy boo ko defee yaa moto bi ànd. daanu ngay def te kii la topp sa ginnaaw sa kaw lay jaar fa sa bakkan di waaw yaa xëyti comme nee nañu lii walaa ba lu fee daw lu tax tey ñu mën a suñu autorités yi mën a seetaan seen doom yi di dee nii ci mbedd mi mu mel ni ñorul leen ñu naan wërta am rek toog jàpp suñu jàmm amuñu benn décision buñ ciy jël tey ñu wax sanction rek sanction buñ ko doon def di def ak chauffeur bu accidenté ñu rey dañuy xëy di leen di ba ngoon jot chauffeur si di accidenté formation bu baax lañ amul te ñi ma gis amuñu formation ci fédération bii nga xam ne ñoo béréwéte léegi parce que comportement chauffeur yi ñun ñuy dawal da nga koy xool ci ñoom chauffeur bu ñu cëpp nga gis mu jël kiris cross la xawma wala short kese di ko dawalee tiset kooku boo leen am responsabilité amu ko tent ay vitram jël ab seen lonk ci baatam wi demi sigam wala mu jël kap féetale ko la wala jëm ci kanam mu jëmale ko ci ginnaaw di ànd ak ko yu mi ay tuweem di lëfër yi di dox comportement yu loolu neex alkaati yeeg gendarme yi bàyyi leen ci même comportement yooyu léegi daal bu njëkk bu la gendarme yi arrêté nga fekk nga yor comportement bi yu mel noonu dañ lay yóbbu denc la gendarmerie woo borom oto bu ñëw ñu ne ko wutal beneen chauffeur say mbokk ñëw indil la yére ñu faraalal la fa ba asamaan sa ñu faral la contravention nga dugg ñibbi bu ñëwee di def nañ ko loolu ca garage ba keneen du ko fa def mais mbaa yàlla gi mu ëpp et puis congaan dañ bàyyi suñu xel ci vitre tente congaan ni ñu tente vitre yi jamono ji lu nekk mën naa xew Sénégal bépp clando ak taxi ak particulier ñëpp dañoo tent seen vitre yi ba mu lëndëm doo gis dara. ban rapport la am ak de conduite hivernale. parce que dafay manque de sécurité dafa am ci dëkk bi. ndax loolu bu non loolu bokkul ak li nga xam ne moo tax ñuy waxtaan. waa non c'est-à-dire insécurité bi ngay wax ne fu nekk ci biti parce que tamit mun ay samba booy mën a nekk. gis nga buy taw nii nga def vitre tente doo gis li nga war na gis ci côté bi boo tente vitre bi doo toog ko gis. mais li ñu autorisé mooy ñaari vitre yi kanam du am kenn du ko tente. ñoom lépp la ñuy tent. vitre arrière mal bi sax dañ koy tent léegi tout pare-brise bi la ñuy bàyyi ñoom te même clando yi ak particulier war gaynde yépp a koy defandoo ak particulier yi sans autorisation nag waaw mais ana sunu autorité yi. mais man xam nga bu nga waxti war gaynde yi alaw taxi yi man dama xaw a tiit aussi ci nawet bi parce que xel yi ñuy daw jëm Dakar Touba Dakar Kaolack Dakar Saint-Louis jël autoroute bi pour nekk daw ñuy daw man moom xaw a def naa ne war nañ ci jël ay matuwaay yoo xam ne pour jëm na frein tuuti. parce que li nga wax nii léegi. bii dama fekk benn waaye croisement Cambérène ci rond point bi. mu wàcce ci benn war gaynde di xool montre ba gisul sama oto ba ma taxaw ba egsi ci man mi ngi gersu di xool montre bi rek ci loxo ba yàgg mu dal sama kaw fi ma toog ci oto bi mu ñëw jox ma la ko ne ma sëñ bi baal ma ko lu xew yow lu tax nga bëgg oto bi xanaa gisu woon fii mu ne ma gisuma la sama oto montre laa la xool kii 22 heures lañ ci dugg pile la départ Touba 23h25 minutes muy 1 heure de temps 25 minutes la daw Touba Dakar. gis nga. 1 heure de temps 25 minutes la daw Touba Dakar ci war gaynde bi. mu ne ma loolu moo ma tiital ba ma ñëw nii di xool ba gisuma woon sax ba bi ma gaa dama la mëkk fi nga toog te kat. du la ne romb ma sànn ma ni romb ma police. am na ko lépp te ñëw wàcce ko ci am na ko nekk li mu jël ko allo. salaamaaleykum. borom tali bu bon bi. waaw te yoon wu bon wa. mais Malick. foofu kay tali amu fa yoon ngay wax. te yoon wu bon wa. Malick Sall. waaw Malick foo ñu woowee. fii mu ne de maa ngi lay woowee Italie tey moom. dellu nga te tàggoo wooñu. waaw doo tàggoo. dama leen di bett ma leen tàggoo. pour ma leen tàggoo woon du neex bett gee neex. mais pourtant nag boo tukki comme que dañu lay faral di jox mbuuraake ñu jox la mbuuraake rek nga yóbbaale. waaw billaay ak amoon solo. voilà mbuuraake am na solo. trop wax nga lu am solo. yàlla boo ci defee meew. ñetti virgule ñetti yëf lañ fa boole moo tax mu am solo. daanaka lem la rek. gerte la. ak dugub. dugub nag a gën boobu kii wax a gën waaye gis naa ñu ciy def mburu waaye dugub. waaw. dugub la woon de ak suukar. buñ ko sompe. waaw buñ ko sompe teg sa loxo daal ca booba. daana am solo léegi nag moom dara neexatul. yóbbal ku tukkale woon de. waaw moom day moom yóbbalu ku tukkale woon de moog loolu sama mbokki pël yi di wax njorndi. waaw. njorndi moom itam. waaw waaw gannaaw nuyoo bi ak cant gi. ñu ngi lay fa bàyyi yegg ak jàmm rek.
waaw accident ci jàmm. macha allah alhamdulilah kon ñu ngi déglu ñoo ngi sant bu baax a baax. di nuyu nag sama mbokk Male ca Ndar. waaw Maodo Wade. monsieur Wade. dafa wax bu am solo. xam nga loolu. xam nga loolu mu wax ci lumière yi ñuy teel a fay ak yéex a fay. Italie da koo réglé ba Europe gépp fekk na ci Italie. c'est la première fois ma gis loo xam ne Italie moo ko njëkk a def nit ñi di ko contesté mujj àddina ba fekk ko ci Europe gépp fekk ko ci. fii mu ne oto amul guddi amul bëccëg lumière doo ko fay. ndax brouillard bi sax moo tax. même bu brouillard été bi néeg laa la wax. amul bis booy fay. fay lumière amul. léegi nag Europe gépp àgg nañ ci. kenn dootu fay lumière. boo xëy oto bi daal boo ko démarré bala ngaa def première da nga taal lumière yi. kooku moom rek la nañ ko. mooy loolu mu wax noonu. waaw loolu mu wax loolu la ci gaa yi xalaat ba xam ne loolu daf ciy bëri. Sénégal nag war nañ ci jublu ci loolu nag parce que tamit am na dina cause accident yu bëri. ah en tout cas de moom boo ko defee Sénégal ñu reetaan waaye fii de moom. amul benn nit bu ñemee taal oto di ko dawal te lumière yi tàkkul. am na sax oto yoo xam ne moom automatique la. waaw booy taal oto bi lumière yi tàkk na. am na yu ñëw fii sax day tàkk mais dañ lekk action di wax ne sa fukki yaa ngi tàkk te xamuñu ne. oto bi noonu la wàccee waaw. mangoog mangoog loolu yëpp nag luwaa la rek. du caage ne nag ay saari dekkar yi yeeg nangam ak nangam luwaa lay doon ñu wàcce ko mu wàcc ci assemblée ba ñëpp jaar ci. kenn dootu ko teggi. mu jeex bi ci des nag mooy li nga wax ci wàllu nawet. moom waxtaan wi jeexal ngeen ko ba pare tënk ngeen ko parce que ñetti yëf dong mooy daw nawet ak noor ak yooyu. mooy diggante pën yeeg lumière yeeg pare-brise bi. yooyu mooy li am solo nga moytu nag di freiné. ak freiné waaw. moytu freiné. moom sa pneu lu mu baax mooyul frein. frein moom boo ko dee def bu soobee yàlla léegi nga wëndeelu dellu jublu fa nga jóge woon. ci nawet waaw man la nga avancé dal ca sa kanam. boole ko nag ak bàyyi itam distance. man nag li ma gis Sénégal yaakaar naa bu tawee moom mbëkkante war naa mën a bëri. ndax comme oto moom da ngay topp ci oto rek jël sa parasol teg ci parasogam. amul distance de sécurité. amul benn distance boo koy may. kooku tam wax dëgg yàlla balaa taxaw nga commencé klaxonné. man wax dëgg yàlla li ma gis Sénégal ñemewu ma ko. oto dañuy am distance. xaw a soree nga xam ne yow mii topp ci kii sa tànk dong boo ko teggi woon sa oto wàcc. loolu laal ci frein yi taxaw. waaye yow di daw lu bëri nga xam ne boo teggee sa tànk sax oto bi day mel dañ ko ba max boo freiné ci kaw da ngay dem. rawatina na nga yor pneu yi nga xam ne comme ab nen. pneu bu usé ba mel ne nen. ku ko yor xam nga ne boo dawee ci taw bu tooyee foo jëm. bu dul taw sax day dem. lu dul taw sax baaxul. waxuma laa nag muy taw. kon nag affaire bi li may faral di wax rek te boo ko waxee ñu ne yow da ngaa contre fii gouvernement bi man contre uma kenn. da nga bëgg lu baax rek man bu ma sañoon sunu réew mi ah. da nga bëgg lu baax bu réew mi rek. bu ma sañoon wallahi lazim sunu réew mi àddina bépp dañu naan Sénégal ci gën. Sénégal laa wax moo gën ci àddina waxuma laa nag beneen réew. waaye li ma gis moom muy dem. comme li Matar wax day yokk mais du wàññi ko. autorité yi ñi ñu jiite nag ñoo ci war a taxaw. ndax man mii mënuma koo dindi yow mënoo koo dindi wax rek nga ci man waaye ñoom ñoo war a taxawal li ñuy taxawal teg ko nga xam ne ku ci jaar ñu dindi ko yow xoolal lu toll ne président di wër am réewam accident yi mel ne tulleeg màlle fu neex waay yéeg fu neex waay lang ba pare nga ne buggoo surcharge chauffeur yi nii lañ mel chauffeur yi nii lañ mel te yow sa convoi bi daw accident yaa ngi nit ñaa ngi dee ñii ngi gaañu te mun ñoo régler loola ñi ci des boo del see dal ci seen kaw da nga leen di tooñ di congaan si may daane la gis nga politiciens yii sport ak lamb sport mooy lamb rek mooy football bi ñoo yem ak politiciens yi ñoom buñ jógee daal ñoom léegi surcharge dagan na lu dagan la moom ku ko deful sax moom léegi yow yaa ne ci araam bi ku surcharge da ngaa def lu araam ku surcharge nag li nga def dagan na te buñ jàllee ñoom nit ñi boo ëppalee benn nit dong ñu ne la wala nga jël benn saak te ku ci oto ñu ne la ménagement de bagage te tongaan réew mi nañu ko seetaat nañu seetaat réew mi ni ñu ko tëgg ak ni ñu koy tërale ëpp na président bi war naa seetaat boppam combat bu jóg ñu def accident ministère bi fii la defoon accident ci risaatol képp man daal dëgg congaan foo ko séntu rek mu génne fa yàlla yàlla doon la ñu sutura amiin Malick amiin Malick Sall amiin Malick Sall jërëjëf ci woote bi je pense que li nga wax tamit am na ci solo ci li nga xam ne moo jëm ci parce que moom da koy dund ma nga ca Italie dina daw ci neige dina dem ci ndox mi taw dina dem ci li condition yëpp te li mu yore tamit ay camion la dina mu xam ne kooku moom conseil am lu am solo la am na auditeur nekk li mu jëlaat ko par allo waaw Matar mën nga ñëw réaliser ci li nga xam ne moom Malick léegi wala li nga xam ne mu ngi bëggoon ko wax fa nga nekkoon Malick li mu wax tënk na nawet bi ba nawet bi jeex
li des mooy li ñu war a appliquer te li nga xam ne loolu autorités yi ñoo ko war a def li mu wax léegi nag bul wax autorité fii ne bu ñu nee autorité rek nga gis ñu ne waa ji daa contre moo tax muy wax nangam parce que li ngay wax ki ko war a saafara boo ko joxuñul koy joxoñ congaan parce que ñooñu lañ war a wax ñoom ñun ministre intérieur ministre de forces armées ñooñu la ñu war a waxal ñu yor sécurité réew mi ñooñu la ñu war a waxal ñu yor sécurité transport bi ministre de transport dafa am loo nga xam ne yoru ko yorul ay gendarme ak alkaati taxaw ci kaw tali bi di régulariser sa circulation ñoom li ñu man mooy oto boo nga xam ne valable ministère waa ministère de transport am nañ droit téye oto bi soo leen indilee oto bu balaa wala war ñu ko téye wala ñu nangu kër yi denc ko waaye mënuñ ñu jàpp ay chauffeur di leen toppi ak naa leen oto bi nii la mel nangam ci àll bi loolu du seen wàll ñi ko fa chargé woo mooy ministre intérieur ak ministre de forces armées ñaar ñooñu nag bu ñu croiser les bras bàyyi ko ministre de transport du dem ba noppi ñoom du ñu dem ñeneen du ñu dem te bu ñu loru bul defee ni noonu rekkee loru ñun dañuy loru président bi day loru ministre yooyu dañuy loru ak seen njaboot parce que ñoom ci biir njaboot gi lañ bokk te réew mi Sénégal la te réew mu xat-xat la heure boo jàppee ni balaa ñu mat ñaari minute boo ko dugaloon police wala tribunal léegi nga dégg ko woote ni xanaa yow xamoo ni ki nga jàpp nangam laa bokk ak moom kon ñun benn lañ kon da ngaa war a sàmm sama bakkan sàmmaale sama bakkan mais ñun suñuy autorité yëguñu ni ñun ñoo ngi wax dafa mel ni ñoom yëguñu ni xew ci réew mi man li ma gën a li ñu gën a concentré wu suñu télé yi tey ak rajo yi li ma gën man ngeen baal ma mooy affaire politique beeg ni muy déroulé candidat sangam ak diw nangam ak mairie sangam ak présidentielle ba ak local yi rek fàtte askan wi wadd ci kaw mbedd mi di faatu te ñëpp war nañ cee veillé tey parce que benn bakkan bu wadd yow yaa waxoon ni ëpp na. li ngay def nii loo ko tuddee. non yow laa waxal nga ni benn bakkan bu wadd. ëpp na waaw dama na la. waaw da nga ne rajo yi di wax. télévision yi di wax kon li ngay wax nii lu ko tuddee. xam nga foofu du li ma nekk ci rajo bi du tax ma wax la ko dama naan gàcc ngalaama Sud FM xam nga pourquoi boo seetloo émission bii. Sud rek moo ko am Sénégal parce que chaque semaine bu nekk dañuy wax ak nit ñi li leen di musal ak li leen di may jàmm mais ki koy waxal ndax mi ngi lay déglu boo seetloo li ëpp doole ci transport tey wala li ëpp doole ci télé bi wala ci yoon yi wala ci mbedd yi ñu war koo def ñoom bu ñuy def sensibilisation sax duñu jëm sud xam nga avant foofu la ñuy jëm xam nga avant émission bi di commencer directeur sud waxtaan naa ak moom téléphone ce qui veut dire que mi ngi déglu tout le temps pour rek fàttali loolu te je sais que ne Cheikh Omar Gueye tant que mi ngi Sénégal muy directeur transport ci day déglu émission bi bu amee mesure yoo xam ne dañ ko jël am na groupe boo xam ne mi ngi ci Ageroute Ndeye Awa Sarr directrice de la communication am na yu bëri yoo xam ne dafay yàqu day intervenir ñu def ko maa ngi gis suivre ci groupe bi donc am na yoo xam ne ñu ngi réagir man xam nga fan mooy sama problème am na auditeur nekk ligne bi ma jël ko par doon news allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ noo tudd ak fooy wootee. monsieur Kébé la ça va. monsieur Kébé na nga def fooy wootee. sant yàlla bu baax maa ngi woote Thiaroye. yow la ñuy déglu Kébé. waaw ça va man émission bi laa bëggoon a participer waaye xam naa ne transport moom ak wala kii moom yaakaar naa état généraux rek moo ko mën a régler. aha ah loolu laa ndax nga réew mi maanaam yow benn télé bu baax amut. benn télé bu baax man Thiaroye gi ma dëkk diggante xoolal poste Thiaroye jamono Abdou Diouf ba nëgë ni. poste Thiaroye ak raay bi xoolal foofu ni mel. télé bi baaxul mécanicien jël nañ benn partie bi boo fa demee parce que yow da ngay passe bala ngaa jël autoroute à péage bi loo xam ci matul 500 mètres nga def fa 2 heures de temps 3 heures de temps. ak li gën a métti mooy tracasserie bi maanaam bi même chauffeur nekk ci kaw télé bi. nga xam ci yow léegi daanaka yow 200 mètres yoo daw wala 500 mètres yoo daw nee nga nekk ci benn montage. ñooy jàppale ci loo xam ci yow ci inutile. ndax problème bi dañ lay jàpp ci loo xam ci yow dañ ne day ñàkk fay imaginer yow nga jóge Dakar yow yor sa L200 wala suppose mbaar nga yor sa bagage montage ko mun la chargement débordé mais bu la kenn bindalee amul problème ñaar bindal amul problème. waaye kenn dalay jàpp keneen jàppaar la ñu ne léegi war a daw sans talon. daan ne léegi dañ lay fourrière mais te loolu laa ko mën fan la ko teg. ndax loolu tamit vraiment ndax ñoom ñoo la jàpp ki la jàpp moo la jàpp ba noppi ne bëgg la fourrière dañ lay contrôler ses pièces mat nga loolu la laaj nga joxe ko ba ma sëkk ñu bindal la nga demaat si keneen mu bindalaat la mais ki jël sa permis ki jël sa carte grise bu ko defee nag léegi boo jëmaatee si troisième portem bi bu la laajee daal ni la fourrière mais te loolu man loolu dem loi boobu war na ko fa jëlee ndax loolu dem vraiment ndax yow tam oto bu amul pièce ma d'accord naa ñu fourrière la waaye oto bu am pièce bu la attesté normalement yow attestation war na mën a durer 24 heures wala 48 heures mais nga dem fay mais ñu jëloon ses pièces waaye troisième ak ki la jàpp bu la bindalee sa permis keneen jàpp bu la bindalee sa carte grise troisième personne bi danay jàpp daal ñu la fourrière mais ndax yoroo benn talon loolu tamit vraiment bëggoon naa ngir gindi ñu si maanaam en tant que acteur du transport te deuxièmement mais tey ci mais vraiment ngeen góorgóorlu ndax loolu parce que mais di nekk daal diggante banlieue bi daal moom vraiment mi ki mënut kaa wax mënut kaa wax merci jërëjëf banlieue Tampi la ñu wax kon léegi dégg nga li nga xam ne gis nga loolu mu wax foofu dinaa ji tontu mais tontu rapidement parce que foofu gis nga pour man normalul congaan auto bagage amul Sénégal ndax man li ma gis mooy auto bagage bu yeb bagage alkaati bi jàpp ko waaw auto bagage bu yebul bagage léegi lu muy yeb
oto bi am nay pièces bagage la war a yëpp mais doo yëpp bagage man mënuma gis nga xam nga léegi coono bi nga xam ne moom la yëmbal ak benn baraak di dund gis nga ko njaga njaay yi comme waruñoo daw nañ leen génne Ndakaaru mais du ñu yegg yëmbal xam nga fu ñuy yem caaro yi la ñuy yem wàcc nit ñi ci rond point bi soo waxee ñun la ñeenti montage juróom-benni montage moo am diggante fii ak yëmbal te montage boo yegg dañ la jàpp bu boobaa voyage doo ci am dara ñu tuur nit ñëpp ci rond point bitigu Bamba bi ci point bi nga xam ne demande mooy attestation yi nga xam ne jox nañ ko waaw moom laa à deux reprises da nga jël auditeur ba pare ñu door a ñëw parce que moom tamit dafa bëgg a xaar ku dalal xelam ci loolu ma jël auditeur bi allo comment ah Ablaye mon ami comment tu vas ça va bien ñu ngi leen ziar bu baax mais ça va alhamdulilah ça va ça va yaa ngi si jàmm ñu ngi sant bu baax alhamdulilah ñu ngi ziar Matar bu baax ñu ngi lay fay mais da nga woon sant Diop nag Ablaye yow tamit ah Diop nga waroon di wax Ablaye Diop mais Ablaye Ndiaye Ablaye non Ablaye ki ma tuddee Diop la sant mais Ndiaye laa sant de waaye ban Ndiaye sama Ablaye Ndiaye mii yelam yu guddi amul benn njëriñ yow koy waroon Ablaye Diop mbër lan ma tuddee waaye Ablaye Diop mbër mu yëmbal waaw man foofu laa dëkk de waaw loolu la moo foofu la mais tey Matar yow laa àndal de waaw chauffeur da ngay am xam-xam de da ngay mën a dawal donc professionnalisme bi lu am solo la waaw parce que bu difficulté mais ngay xam chauffeur quoi ngay xam situation fan nga ciy génne donc nit ñi dañoo war a jël ay professionnels te comme li ñu doon wax rek mooy on sanctionne pas laisser aller moo am waaw lépp xaalis moo koy jënd loolu moo yàq réew mi waaw loolu moo yàq réew mi parce que accident yi 90% accident yi comportement chauffeur la comportement chauffeur la xam na ne amuñu Italie xam na ne amuñu ay lii ak leneen mais quand même discipline dafa baax il faut que nit ñi am discipline pour que ñu mën a mucc ci yenn yi waaw donc mais embouteillage Dakar moom metti na trop loolu moom war nañ see wax quoi waaw embouteillage Dakar metti na trop travaux yi foo jaar ñu baare la surtout fin de semaine ak début semaine exactement waaw vendredi lundi moom Dakar voilà moom catastrophe la parce que ñi dañuy génn dem ci région yi et puis lundi ñu dugaat voilà vraiment voilà loolu la c'est compliqué il faut ñu trouver une solution c'est compliqué quoi donc loolu la mais aussi ñun ñu ngi renouveler mooy yëmbal route de Niayes bi tali bi nañu dimbali quoi parce que boo ñëwee si station bi si maternité bi mais foofu bu tawee kenn dootu fa mën a jaar actuellement nii rek dafa mel ni dafa moo ko rumux waaw mais nanu dimbali maire yi yëmbali ñaari maire yi quand même nan defar foofu grava bokk au moins Ablaye man booy ñaan dara bul ñaan maire yi amul benn njëriñ quoi nekk si suuf rek nekk di jaay suuf nangam ak nangam quoi mais quand même yaa ngi minimum man ne Sénégal man gisuma maire te gis nga man dama gis benn affaire boo xam te ne fii si benn baraak nii wata buy romb dina gis am na benn quincaillerie boo xam te ne gis nga trottoir bi lay occupé def teg feeram teg simaam waaw teg sareetam di jaay je te jure laa la wax kenn du ko nekk ay en permanence dañ koy juuti weer man nga war na ko gis waaw mais loolu c'est pas normal trottoir pour nit ñi jaar la moo tax toujours bu oto yi bëri embouteillage day am foofu kër Massa fii benn baraak mais loolu moo ko waral te am nañ espace yu ñu mën a def denc seen affaire yooyu boo leen waxee ñu ne nangam ak nangam mais quand même dëkk bi na nit ñi def yoon quoi waaw loolu la mais xam nga dafa mel ni Sénégal yi finalement ñoo bëgg lu baax parce que am na loo xam ne boo koy def loolu mais loolu man su ma dëkkoon foofu man dama koy romb quoi mais su ma dëkkoon foofu damay ñëw nekk lii du fi nekk dama koy bañ ba sa yax ba mais c'est pas normal parce que nit ñi dañoo war a am fulla taxaw parce que ku nekk da ngaa war a nekk sa policier bopp wala sa gendarme bopp waaw bu jotee nga porté ko plainte yóbbu ko tribunal nga def ko waaw nit ñi dañu def yoon quoi loolu mooy yoon jërëjëf ñu leen gërëm bu baax jërëjëf Ablaye ci intervention bi je pense que Route de Niayes bi aussi tam bu ñu jokkoo ak directeur transport routier bu enfin directeur Ageroute Dakar xëy na ci côté boobu nañ ci gën a leeral et tout problème mu curage ak yooyu moo tax sax bëgguma ci intervenir waaw mais daal dama bëgg tamit pour Ablaye am na benn waay bi ba may wax ne non ki jëkk a woote ba may wax ne chauffeur professionnel dama ne pour sa sécurité mel ni ku mënul dawal comme ça di nga may bés boo naagoo ci sa dawal foofu day mel ni vraiment da ngay xaru moo tax man la joxe exemple ne ki mën a fee rek mooy lab ci géej mais ki nga xam ne dafa jàpp ne mënul dawal dina jël disposition te bi dawal dina def gis nga 9h15 boobu bu ñu ko jàpp bu ñu ko fàtte buy taw boo téye sa oto 9h15 position boobu bu fekkente ne pneu bi glissé na wala bu jëm lu mu def di nga ko mën a maintenir oto bi te leen la ci mën génne te bu ñuy fàtte ceinture de sécurité Sénégal dañuy tàmm ne ñi nekk ci kanam rek ñu war a takk ñi ci ginnaaw sax ñu war a takk ceinture de sécurité te ñu bàyyi téléphone au volant parce que xel lu jàpp ñaar il faut que ñu bàyyi loolu tamit baax na aussi tam ñu fàttali ko li am na gis nga ki njëkk a woote 500 000 yooyu mu la wax poste Thiaroye digganteem ak raay bi
parce que li nga wax ni gisuma maire Thiaroye bi xam nga lu ko intéressé ticket yi muy dagg ñu koy fay mu dugg ci maire bi yow est-ce que mun mas nga gis fu pont jeexee ñu koy def gare routière fi pont bi jeexee alkaati yaa ngi taxaw ñu def gare routière clando ak gare routière tata ak taxi ci kanam ak car rapide ci suuf pont bi. léegi alkaati dañ jël léegi point boo xam ne sortie péage yi fa ñuy taxaw. déggu waaye moom yow kon fi ma la comprendre loo maanaam nga war a wàcce pont bi pour dem poste ñaari policier lañ fiy désigné policier yooyu ñooy bàyyi clando yi taxaw ak car rapide yi. mais loolu ci diggu tali bi. li am foofu mu am tëngéej fa la ñuy ñëw taxaw police bi laa moo tax man ne la pourquoi police jël seen point di ko teg ci sorte nañ jël autorité bi doon allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ moo tudd fa ak monsieur Wade. Wade waaw. monsieur Wade na nga def. donc na ngeen def. ñu ngi sant bu baax Wade naka waa Ndar. maa ngi leen di nuyu Mokhtar Diop. Wade yaa ngi Dakar wala yaa ngi Saint-Louis. parce que léegi fi mu nekk nii moom maa ngi Saint-Louis. léegi liet naa nga de. waaw d'accord waaw ñëw naa bi passé ñëw naa. ah oui d'accord kon yaa ngi Saint-Louis nul moom waa Saint-Louis yëpp kon yow la ñuy déglu. daa ngi de incha allah waaw maa ngi ci réité sama jàmbat rek. ci ñi te fay seen proposition ak seen lumière. waaw léegi sa mbokk sax toog felul na ci léegi. loolu danger bu mag la nañ ci bàyyi xel yàgg naa ko jooy nag. beneen bi mooy wàllu taw bi ak ci ni ñuy dawee ci taw bi. ma def naa ñaar yoon Dakar Saint-Louis yoo xam ne day taw bu metti benn bi Thiès la benn bi Yessane côté Ngaye wala yooyu. dama mujj tax ci station yi ndax taw ndox mu bare. léegi gis nga gros porteurs yi dañuy yokk sax seen vitesse ñoom. ci taw bi surtout nañu moytu camion malien yi. parce que ñoom digg tali bi la ñuy daw il faut le dire ci digg tali bi la ñuy daw boo leen gisee taxawal bàyyi leen ñu romb boo ci bëgg am jàmm. nawet la ñuy nekk te tamit beneen bi mooy. gis nga ñu bëri tax ñuy fay seen lumière di ko téléphone wala ñu koy yéex a taal. dañuy bañ kii gis leen gendarmerie wala policier yi. parce que xam nga boo lay daw ci guddi. ak benn faar wala yooyu bu la wóoree benn faar nga yor doo ko taal ndax da nga xam dañ lay gaz. da xam ne benn baaxul. waaw. loolu moo tax ñu koy def dañuy ci les faiseurs de malin. mais loolu danger bi teg seen bopp ak mi teg si ñi nga xam ñoom la ñuy teg bokkal tali bi moo ëpp li ñuy daw. te ampoule vraiment seerul pour sa sécurité. nga jënd ampoule def ci vraiment. waaw. vraiment loolu vraiment maa ngi ci bàyyi loo xel. loolu tam gendarme yi tam dañu war a jël comme ñi ñuy def ci yenn pays. dañuy war a verbaliser loolu moo yem. ba pare sax am ampoule nekk foofu balaa nga dem nga changé ko. parce que bu immobiliser oto bi parce que danger nga. dañ la immobiliser nga changé ko ba pare doo dem. parce que tamit duñu la jël infraction ba pare attesté la ba pare bàyyi nga dem ak infraction bi. voilà c'est ça. waaw. mais monsieur Wade merci beaucoup. maa ngi lay remercier maa ngi libéré antenne. mais ñi nga d'accord merci beaucoup kontaan nañu topp sa intervention li nga wax ni lu am solo la aussi ci li jëm ci sécurité routière bi surtout le matin. waaw Ablaye Ndiaye doon wax. Ablaye foofu mu la wax ci yëmbal man yow mi sax doon naa la tiital ndax loolu par weekend yenn saa yi da ngay aw yoon woowu di jëm côté Bayax bi. foofu bul fa jaar oto essence boobu oto mënatu caa jaar te tawagul de. moom oto mun fa jaar fii ma toog di wax yow. diggante station bi fi ndox bi doon taa. diggante bi fi ngay sotti bi oto mënu cee jaar fi mu wax yow. car rapide kese ñoo fay jaar fi ne nii même tataay bu ñu duggee dañuy ngiro duñ dem. nga gis ni tey bitigu Bamba na mu mel ca at ya passé. nu ko raw la mel fi mu nekk diggante moom ak croisement Tali Diallo bi nekk ci wetu police bi na meloon nu ko raw la mel kon bu tawee ñooñu fan lañ jëm Guédiawaye nga gis nga ko la commencé Malick Gakou bi ngay ñëw commissariat Guédiawaye ñooñu bu tawee duñ génn. xam nga yow fi mu nekk Ablaye Ndiaye tooñ na ma. du ma laal foofu dugal na la ci non dama fekk li Ablaye Ndiaye doon wax man génn naa foofu bëgguma woon dugg ci tali bi. Ablaye Ndiaye dama ko jox rendez-vous semaine prochaine incha allah. li ma ci pour mu gën leeral mais nag xam nga yow fi mu ne boo xasee bu dugg ci yëmbal ak yooyu bëggoo génn. man fi mu nekk nii. waajal attestation boobu ngay wax noonu. ñu jàpp waa ji xam nga dama la ne léegi auto bagage amatul Sénégal auto bagage congaan bu sarcewul bagage lan lay sarce léegi auto bagage bi moom du yab mukk romb alkaati ak gendarme te seere wuñ ko droit te nu mu def dañ ko jàpp ba yow booy sarce say bagage sax da nga naan li may jox alkaati bi wala li may jox gendarme bi teg ci table de bol bi loolu daaw naa dañ parce que transport bi bu ko yebee ñu ne ko ménagement de bagage benn télé képp boo ko yebee ci oto ñu la ménagement de bagage. mais moom problème bi nga xam ne moom la posé xëy na peut-être li ngay wax nii am na solo pour ñu wax ko gën ko yaatal mais moom li ñu posé mooy dafa dem ñu attesté ko parce que carte jël permis ñu demaat attesté ko jël carte grise mu dem ci keneen ki mu jël ko ne da koy fourrière foofu la problème bi nekk du yoon. du yoon la wala du yoon loolu fourrière boobu mënul nekk ci lenn su fekkee attestation yi nga ko jox dafa jeex
mission fourrière mun na ci am. même mais attestation bu nekk trajet bi la. waaw moom laa la wax. même tracé bi bu ci nekkee attestation yi ne en cours de validité mënoo fourrière oto boobu bu ay attestation nekk en cours de validité. donc ñaari condition mooy am. waaw bu fekkente ne ñaari attestation yi seen date dafa passé demul. récupérer ko ñu jàpp ko mën nañu ko fourrière boobu c'est normal. waaw mais bu fekkente ne mi ngi nekk en cours de validité yëpp a ngi en cours de validité mënoo ko fourrière mënuñu ko jàpp. parce que li nga ko mën a moom mënoo ko. waaw xëy na bu la neexee nag yow jaay doole. su la neexee nag yow nga abusé wu ci sa tenue jaay waa ji doole téye ko ni ko yéen ñaari attestation yi nangam. te attestation yooyu moom la ñu war a seetaat benn gendarme wala benn alkaati nga jox ko benn attestation mu dugg ci benn imprimé dem imprimé ci lu ma sans def ci poosam minute bu ne ku ñëw rek mu bind jox la pour di xaar leneen loo indi attestation bi soo xamee la maa nga barab sàngam fekk ma fa attestation bi soo joxee li nga jox bi ñu xuti attestation bi sànni parce que original bi lañ photocopie te attestation photocopie dañ ko tere ci attestation kenn waru ko def te du jeex attestation yi ngay jox photocopie mais ñoom attestation yi yor amul hologramme. déggoo li ma la wax. non normalement. hologramme benn compagnie ñoo ko fi am muy compagnie de circulation bu Dakar ñi ci des ñëpp ay photocopie lañ yor hologramme ñoom kese ñoo ko fi am compagnie de circulation bu Dakar même boo demee gendarmerie amuñu hologramme soo demee police amuñu hologramme benn compagnie de circulation Dakar kese ñoo fi am hologramme. ma jël auditeur bi allo. allo Thiongane. waaw ko Ablaye. waaw monsieur Kébé la maa ñëwoon léegi. monsieur Kébé waaw monsieur Kébé waaw. waaw pour affaire attestation yi laa lay leeral man xam nga man commerçant la kenkaayit laa yor damay livre faire yor sama L200 moom laa doon expliqué léegi. mu sama oto musta manqué benn pièce du permis du leneen du visite du leneen moom laa expliqué léegi maanaam da ngay livre ñu jàppale ci benn trajet bi allo. wala ñu ngi lay déglu ñu ngi lay du Kébé. man ni xam nga da ngay livre jëm Dakar ñu jàppale ci benn trajet. kii nangu sa permis attesté la ñu ne chargement débordant. nga demaat sa keneen mu jël sa carte gis ñu ne chargement débordant même jour bi lay doon ak même heure bi te oto bi manqué wul benn pièce. nga demaat si troisième personne mu jàpp la mun la waroo daw sans talon. te même jour bi ni la léegi dafa fokk ma fourrière oto bi man fourrière na oto bi même fois sama maa ko dem jëli maa mujj wàcc sama liggéey dem jëli ko ndax si loolu mais si lu mel noonu loo xam ci injustice la mais te vraiment amul fenn foo ko jooyee. dafa fekkoon yow fekkoon yow attestation bu jeex la wala attestation boo xam ci maanaam da nekkul en validité amul problème d'accord naa si waaye attestation boo xam si le même jour lañ ko bindi même pas 2 heures de temps yow wala 3 heures même pas 2 heures de temps wala 1 heure de temps yow jàppale si nit mel ne dana si fourrière te ji yëpp nekk en validité yoo xam si day durer 24 heures wala 72 heures wala 48 heures. est-ce que sanctionné loolu tax may wax maanaam du question dégg naa sànq kii di si intervenir maanaam di attestation bi jeex même jour lay doon. léegi kii da lay jàpp nga dawaat même pas 500 mètres keneen jàppaat la. nangu sa carte grise kii nangu sa permis nga demaat ci troisième personne mun la daw sans talon. te xam nga fi noonu la y a des lieux yoo xam ne ci saret mënu faa dem. L200 nga mën a am pour livrer say chantier lu mel ne ciment ak fer ak yeneen ak yeneen. te loolu mais problème la. mais ci ñun problème bi nga am nii moom la ñu bëri am chaque jour ñu wax ma loolu. dañ leen a jàpp ci loolu Dakar kenn mënu fi yóbbu matériel te jàppuñu la. wax dëgg voilà c'est ça le problème donc il faut ñu régler loolu. mais xam nga yow Dakar man. bu fekkoon saret dafa dem mën jël saret teg ko si mu dem ndax saret kenn du ko jàpp. mais saret waaye nag mais y a des lieux yoo xam si boo fa dee livré foog nga yor mes voitures dafa mën a livré chantier yi. te loolu nag boo ko defee boo ko tegee si L200 xam nga ab 100 kilo fer. nga wala 200 kilo fer yoo xam si yow du mais dootu gagné dara nga yóbbu ko Dakar livré ko fa sa kilo ak yeneen yooyu mais dafay yemul. ndax ni que maanaam modernisation lañ wax léegi fexe na ba magasin yi ñëpp am na seen voiture de livraison. kon nag di livraison maanaam ñun nañu ragal reçu bu ñu daggee reçu mën a durer 24 heures. wala soit reçu mën a durer 48 heures ñu fay. amut problème. mais yow bañ la jëkkee jàpp oto bi bañ njëkkee jàpp li tax fayuloo sur place. non boo nekk da ngay fay mun la amul reçu da ngay dem sa commissariat yoo xam nga ni yow ku la maanaam yow bëggoo négocier quoi. non négocier ma. non dama ne dafa xam ne bëggoo négocier mooy la kon. waaw man police gannaaw raay jàpp na ma ci boori pont bi. jàpp sama oto ma ne ko chauffeur léegi demal mu bindee ko mu dem commissariat gannaaw raay. mais ñu ne ko amuñu talon da ngay dem géejuwaay pour fay foofu. imagine loolu tardement boobu. loolu nag moo fa war a jeex nag parce que vraiment bu fekkee dañu monté. mais loolu jàpp na maanaam ma ne ko léegi demal nga fay police. ñu bind ko mu dem police gannaaw raay mais ñu ne ko amuñu talon léegi da ngay dem géejuwaay. si doole pour mu dem géejuwaay léegi nag imagine yow nga ci oto dem ba police gannaaw raay ñu jógewaat fa demaat ba géejuwaay pour fay. mais loo xam ne si yow 6 000 francs. mais ak tardement bi ngay am. mais imagine loolu. man policiers yi da leen a war a équipé ñu yor ay carte de reçu képp koo xam si jàpp nañ la yow nga dem ñu dagal reçu 3 000 wala 6 000 wala 12 000. nga fay si saa si boo ko defee léegi boobu nag mën laa couvrir. nga xam si yow au minimum boo demaatee ba la keneen arrêté nga mën kaa tàllal. mu bàyyi nga dem. bien sûr nga xam ne si yow am nga reçu. waaye nag benn infraction yow ñoom boo xasee ba teg dara si kaw oto moom xoolatuñu sax sa assurance valable na
xamatuñ ba xam yow am nga visite technique xamatuñ dara yow chargement débordant bind nga dem te loolu tamit vraiment mën na ñàkk kon boog dina war a équiper policiers yi ñu yor ay carnet reçu nga xam si képp kuñ jàppat ñu daggal reçu nga xam si reçu yow boo ñëwoon ba Dakar boo di délivrer sa matériel mën ngaa dem ba Dakar maanaam yow nga mais ku la jàpp nga taal ko fa boo def nga nekk monsieur Kébé xam nga li ci gën a doy waar waaw li ñu leen tey fi mu nekk ni bu fekkoon da nga doon livrer Dakar ville Dakar centre jox ko charrette dina dem ba foofu te kenn du ko arrêté waaw te charrette warul dugg biir Dakar dugg bi Dakar scooter dañ leen di bàyyi sans casque dañuy romb feu bi policier bi taxaw ñu romb dem donc man dama mun comprendre ne oto boo xam ne équipé pour loolu pour taal bagage yóbbu bagage di ko livré nga koy sonal ci biir taxi dama koy gis ñooy arrêté dañuy gis ful bu romb imagine congaan man jàpp na sama oto bërki démb rek livraison ciment L200 ñu def ko noonu policier bi vérifié ko lépp mu nekk au complet mu ni ko maanaam lépp maanaam couvrir le ciment bi quoi maanaam bâche quoi xam nga loolu mel mun d'accord naa si loolu beneen bi jàpp na ko mu yabaat ciment mu ni ko mu laaj ko pièce yëpp complet mu ni ko léegi sa porte gannaaw bi dafa war a am fii quoi nu mu tudd sax su ma diree signalisation yooyu nekk si camion yi xam nga nu mu tudd sax mooy yooyu nekk si camion yi rek ak si gannaaw Kata Diop loolu léegi nag mais imagine loolu waa Kata Diop léegi mën ko nekk léegi imagine loolu fekkoon maanaam war na fi am tubaab bi moo fi liggéey moo fi liggéey ko kon oto yi wàcc 2018 ba léegi L200 yëpp am nañ signalisation lumière bi léegi waaye nag le problème que mooy ancien oto yi xam si maanaam yow nañu war ñu ko yi wàcc ay 2015 ak 2016 amuñu ko loolu le problème bi waaye daal vraiment ce qui est sûr daal mooy ñun ñu nekk si kaw tali bi moom man su ma si woon sax dama leen yërëm yàlla ñi nga xam naa dama leen yërëm coono bi ñuy daj dafa métti jërëjëf ci sa intervention monsieur Kébé Thiaroye yi def naa ne leeral na ko léegi Pape Laye dafa am ñu nekk ci ligne bi dégg nga li nga xam ne leeral na ko balaa ñu jëlaat benn auditeur ci ligne bi je pense que loolu tam war na mën a kii mais bu fekkee ni réglé wuñ ko fii ci Sénégal dara mënu fi jàpp ci Sénégal moo tax naw naa ci ay nit trop maa ngi naw suñu jalbaat bi suñu doom ji jagu raga bi nekkul asalam te léegi mu ne 4e wala jëppal léegi point ñi koy nuyu lu bëri moom tamit gis nga jagu raga ak lieutenant Malick Niang ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp waaw non jagu raga commandant corps yu benn la bu mosaan ñëw nga jox ko attestation boo xam lii nga ci def xam na ne ay tappale la suub chauffeur bii ñëw mu koy delloo pièce am mu dem yoonam loolu moo manqué ci kilifa yi yow ki ngay monté loo ji su fekkee da nga naa ko demal loo def baax na xam nga mu ñëw nga di ko protéger xam nga balaa mu yegg ci ma yegg la xam balaa nga yegg foofu tam dama la dolli il faut que ñu jox leen arrestation ñoo jox ma am hologramme photocopie ba fi jógee bu fekkee ne attesté nga mu wër la ne bu demee day fay mais mënoo ko jox loo xam ne photocopie après trouvé ñu xotti ko dem loolu vraiment foofu il faut bu jógee fi dinaa la dolli benn bi ma añee ba noppi benn chauffeur dafa ñëw ci man ni ma dafa am policier bu ko jàpp bi mu ko jàppee réeral na carte grise am ñu jox ko attestation di ko yokk plus de 4 mois gisuñu carte grise bi mu dem di ko yokkalu ñu ne ko ñu ko yokkalu daa bëri yokk bi daa ëpp dama la wuti carte grise mu leen man sama carte grise yéen a ko wàcc ñu ne ko fi waa léegi nag loo bëgg mu ne jox leen ma lu ma demee wuti ci carte grise nee na li ñu ko tontoo da ko kilifa ga da ko ni police amul kees gu muy sàkk di jox nit pour muy wuti ay PS mu ne ko léegi nan laay def mu ne ko kenn du ko yokk yow yaay seet pexe mu ne mi ngi gaare oto bi ma ne ko yow waroo def loolu wax nga ko kilifa googu am na kilifa demal ci central nga wax ko ba xam lu mu lay wax bu central gantalee nga dem ci DSP bu DSP central nga dem ci directeur national de la police Seydi Bokar Yàgg nga wax ko du jeex léegi nga am solution deuxièmement bu la neexee nga jël UC def constat dem toppi alkaati bi léegi daal conseil boo xam ne mën nañu ko jox chauffeur yi ak ñi nga xam ne ñëpp sax pièces yi nga xam mooy yor oto bi dañ ko photocopier garder ndax boo mën a am certificat de perte am numéro boo xam ne parce que doo ko mën jàpp mën nga dem police ñu dem yóbbu ko mu réer wala nga dem feneen da ngay photocopier yëpp denc ndax ëllëg bu amee nga am benn nga dem utili beneen duplicata mais moo gën nga jël pièce bi joxe ko amoo ci benn numéro amoo ci dara mu ne faw nga yëg di wàccaat pense que loolu tam jóge mu jël soit aussi ci tali bi ci nawet bi la ñu ne balaa émission bi di jeex nii te def naa ne dañuy balaante biir am na loo xam ne dama koy faral di gis te nit bu ñu nee sécurité routière bu ñu la waxee triangle dafa am lu mu jëriñ bu ñu la waxee gëwut lan gilet takk gilet bu fekkee da nga paa dafa am lu toll nit ñi nag balaa ñu wut gilet wala ñu wut extincteur balaa ñuy dem visite technique lañ doon te dañ koy àbb te xamuñu lu am solo la je pense que ne baax na parce que gis nga ci nawet bi ndox ak courant bu ñu jaxasee mën na indi te il faut nga am loo fay oto bi ñaanul ko kenn mais bu amee au moins nga am extincteur boo xam ne valable la valide na nga mën a fay gilet bu fekkente na nga paan guddi la nga mën a génn sol sa gilet oto bu ñëw seen gis la je pense que yooyu tam baax na pour ñu ñëw di ko waxante te pneu yi ñu bàyyi ci xel bàyyi di jëndi pneu n'importe comment n'importe où pneu yoo xam ne ko di réchappé nañ ko moytu li mu waxee tamit aussi
Malick Sall wax na ko léegi bu fekkee na ngay daw bul njàpp frein yi bu fournière rek nga teg ko te ngay glissé te oto yi nekk sa ginnaaw gis na carambolage yu bëri day am ci nawet bi je pense que loolu tam baax nañu delluwaat di wax ci li nga wax léegi essuie-glace yi naan yomb li nga daan def parce que dina ut lu gën a yomb mais léegi sax def naa ne sople boo ci yokkaatee tuuti am njëgu bale je pense que yooyu tam war nañu mën a xool nan lañu mën a dem ci loolu bu fekkee na ngay dal oto comme léegi ni nga xam ne moom la monsieur Wade waxee léegi booy da ngay def ba mu taw utal fenn fooy gaar taw bu bëree nga toog ba taw bi wàññeeku door a dem surtout interurbain yi cette place yii boo demee Rosso nga dem Thiès nga dem feneen gis ya fa nekk nga xam ne bu fekkente ne day taw sax boo nekk ci oto bi seeluwuloo je pense que yooyu tam war nañ ci bàyyi xel bu xëy na ñu bañ a génn toog ba taw bi passé nettali ko moo gën ñu la koy nettali wala ñu koy nettali sa ginnaaw. congaan da nga am kàddu goo wax léegi suñu mbokk malien yi nga baal ma bala ñuy jaar ci loolu ma tudd ci nawet bi ci malien yi congaan xam nga ni malien bi fi ne nii sénégalais bu ñu rey nga ñàkk dañuy daw. bu ñu daw fooy toppee assurance dossier oto Mali boo ko Mali mënoo ko toppi Mali ba jot ci ñaar dërëm soo dikkee dañ koy classé sans suite duñ ko xool. xam nga assurance bi sax dàmpaañ la mais bugguma dàmpaay gis boo gisee malien bi ñëw taxawal. waaw bàyyi ba may parce que ci digg tali bi la yoo xam nga assurance nga wax pour dàmpaay. waaw non xam nga man damaa d'accord ngay daw ci dëkkub jàmbur te yow koo rey mu perte fu mu tege ba yow gan gi gënal la nit ki bu la am oto malien mbëkkee ñàkk nga man deuxièmement dama ñëw rond-point si Kambaaw fekk oto malien bi panne amul triangle présignalisation ma ñëw fekk ñaari gendarme di ko garder lu tax ñu koy garder muy changer ay pneu ko defar ci yoon récupérer ay pièces am la ñu war def garder ko ba noppi conduire oto bi mu wàcc tali bi ñu yóbbu ko daggal ko contravention mu fay mais ñoom libre nañ ci seen bopp fii ne bu leen alkaati arrêté duñ taxaw parce que ñoo leen wax ne ñaari poste la ñu la war a contrôler bu leen gendarmerie arrêté duñ taxaw te drogue bu leen neex lañ fiy dugal gis nga fi oto yi drogue bi ñu jàpp yëpp fu ñu ko jàpp la ci oto malien yi te ñu kenn du leen tudd te ñu nekk suñuy dëkkandoo di ñëw suñu dëkk composé ñun ba ñu ne dañoo créé carte d'identité CEDEAO kon Mali Sénégal benn la bu ñu fa defee infraction am nañ jàmm yow boo defee infraction dugg ci biir teguwul fenn ñun ñi ñu rey mooy suñu autorité yi transport bi am masul am te malien yi ñi ngi jeexal askanu Sénégal fi mu nekk nii accident boo dégg ci corridor bi rek malien yee ko def mais xam nga dafa am fond de garantie automobile temps bi fi Pierre Diouf nekkee ñu koy nuyu au passage xam nga dañ daan toog def contrôle inopiné ànd ak ñoom directeur transport routier et tout ça ñu def contrôle di nga mën contrôle xam oto yi am assurance am mais léegi amatul defuñu ko léegi di ñëw rek fond de garantie dafa dem beneen rôle boo xam ne ki lay toog boo amee koo xam ne accidentel nga dem jël en prise en charge mais am na loo xam ne assurance yi dañ ko doon lëkkaloo def ànd ak police dem di cote oto yi parce que bu contrôlé ni day gis ne sur 100 véhicules yoo def 75 yi amuñu assurance. bañ fay mu julum wax foo de garantie automobile kees gi mu am dédommagé ni ko nit ñi faje ko ba li mu am jeex na tàkk. loolu moo wut tam malien yi bu ñuy dugg fii dañoo war condition bi ñu traité Sénégal bi ñu traité ko malien yaa ngi nii rangale seen oto yi si Cap Mbao ba ngay dem Tëngéej te boo demee Mali boo taxawee ci kaw tali bi ñu yóbbu oto bi fourrière nga fay 150 000 francs ak yóbbu la ci kaso bi wala ñu tëj la fa te fii lu leen neex lañ fiy def loolu moo war a nekk dëgg waruñu ni kenn du leen contrôler infraction bi nit ñi def dañ koy def ñi ñu war a jàpp comme ni ñuy jàppee sénégalais bi traité leen comme ni ñuy traité sénégalais yi parce que ñoom bu ñu demee fee am na loo xëy kenn serveur Sénégal sañu ko Mali pour nga def ko fa. jërëjëf Matar ñu doon def émission bi ci kii Matar Diop révolutionnaire di syndicaliste président national union boole jubbanti transport dama koy dogaloon parce que Pape Laye Dieye moom mu def signe ne ma fi nekk nii ñu ngi xawaawal te et puis am dafa am publicité yi war a jàll ci technique bi ak réalisation bi comme ni ko waxee léegi Pape Abdoulaye Dieye moo fa nekk présentation Mamadou Thiongane di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen te leen jox daje beneen yoon.